nan lañ mën a comprendre kàddu yi nga xam te ni wala lenn si kàddu yi nga xam te ni Ousmane Sonko yëkki na ko démb jëm si ndëgg sërëx yi mu jàpp ne ñu ngi ko koy tegal te am na yenn ñuy ñëw. Merci beaucoup Diallo bon xam nga wax ji démb gudd na lool man maa ngi fa woon te gëm naa ni ñi ko seetaan yëpp xam nañ ni bu deful tamit 2 heures de temps jege na ko li ma jàpp mooy li ci gën a ñàkk solo li mu wax parce que benn phrase bu ndaw la rek seen complot boobu xamante ne sax kenn gëmu ko genre yu mel noonu rek romb dem moo gën a tuuti ci li ñu wax nit ñi bëgg ko def débat mais amul solo damay rek jàngat ci monsieur le ministre li mu wax léegi dafa am ñaari wax yoo xamante ne daanaka day chuté foofu chaque fois da koy topp ba sax élection yi et cetera lii bu ko defee bu ñu ko jàppul mën a dem présenté wu bi Ousmane Sonko di wax démb dafa ne li ñu bëgg a fexe fi mu nekk nii mooy xam nañ ñëpp Ousmane Sonko patate chaude la jël ko dugal ko ci prison jafe-jafe lay indi maanaam lañ bëggoon ñoom duñ ko fi am li ñu bëgg fi mu nekk nii mooy fexe nu ñu ko condamné même bu nekkee sursis sax ñu xool nu ñu laalee casier am de sorte que moom du mën a présenté wu Ousmane Sonko xam nga nit bu ñu koy waxal mbir wala ñu koy xool di ko jàngat foo ñu xam kan mooy wax kii wax mooy tey opposant bi nga xamante ne Sénégal yu bëri jàpp nañ ne moom moo tollu dayowu jàkkaarloog président Macky Sall bu ñu wax ci opposition bi yépp kii wax mooy ki nga xamante ne comme ni mu ko waxee événement de mars yi bi mu amee li musul am Sénégal bi Sénégal di Sénégal ba léegi ci moom la jaaree bañ ko bëggee teg loxo ci loo xamante ne ay tappale la te Sénégal yépp xam nañ ko man du ma dugg ci détail ndax complot la wala du complot parce que dossier bi dafa effrité wu dem nañ ba seen loxo tegootul ci dara Ousmane Sonko li tax mu wax ci doon wax dans le cadre global fallait mu indiwaat loolu parce que dafa yëg yu bees yoo xamante ne mi ngi am ci dossier bi donc événement de mars bi mu amee gàcce googu nga xamante ne dal na président Macky Sall bi nga xamante ne dafa snobé woon ñëpp sëriñ si ñaan ko dégluwu leen sëñ Mountakha Cheikh Mahi Niass et cetera dégluwul kenn ba mu demee ba mbir mi am fu mu egg dafa génn di jéggalu Sénégalais waaye boobu fekk na trop tard na ndax bakken yu bëri daanu na dañuy wax souvent sax ne 14 personnes ñoo décédé mais man bokkoon naa ci doon représenté Pastef ci commission judiciaire bu M2D am na lu mat juróom benn téeméeri nit yoo xamante ne dañ ci am ay blessures yu metti ñenn yi dem nañ ba sax fi mu nekk nii dañuy am dépendance ci nit ñi à vie parce que paraplégie suñ koy wax suñu wax nga perte sa benn membre sa loxo wala sa benn tànk wala sa benn bët ñu yàq ko ci loolu da ngay nekk koo xamante ne day dépendant à vie donc c'est une histoire très 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 sérieuse waaye ñoom bu ñu jógee ci loolu nga xamante ne sénégalais yi weer nañ leen ci wan nañ li ngeen wax gëmuñu ko dañ fee waxoon bu leen fàtte ay forces occultes moo dugg biir Sénégal ki ko waxoon bokk na ci ministre de l'intérieur bokk na ci ministre des affaires étrangères ak ñeneen ak ñeneen. ministre de la justice aussi waxoon na ci. ministre de la justice waxoon na ci mais bi ñu ko waxee bu leen fàtte ni du ñun ñoo leen weddi de mais gendarmerie ci boppam armée moo génne weddi leen ne leen lii ngeen di wax amul Sénégal force occulte amul biir Sénégal ministre de la justice aussi pour un dossier pendant à la justice devant la justice dem na ba Fouta def fa conférence de presse tudd nommément Ousmane Sonko ne moom mooy ki nga xamante ne mooy jihadiste bi moom moo bëgg a taal Sénégal te boobu dossier bi mi ngi justice ministre des forces armées def na conférence de presse dîner jour sax dañuy def commission d'enquête parlementaire ci mbir mi waaye aussi lire benn mémorandum boo xamante ne état du Sénégal moo ko bind contre Ousmane Sonko di ko citer nommément te di ko accuser état du Sénégal bi yëpp moo bind benn mémorandum commission d'enquête indépendante. exactement ba tey ba sànq musuñoo def seen commission d'enquête ba tey ba sànq benn résultat publié ko 14 morts yi ñëw nañ ko leeral ba tey ba sànq kenn musu leeral dara waaye aussi wax nañ fi wàllu rébellion jamono yi passé wax fi wàllu force spéciale ba jàpp nañ fi nit koo xamante ne Ousmane Sonko démb ci wax ji nee na conseil am maanaam avocat am nee na ko liñ ko bokk na ci liñ ko mujjee waxal ni Ousmane Sonko nga doon fekk si booy dem Ziguinchor te yow spécial su nga ci manipulation ay armes ak ay détonation yu mel noonu nga xamante nañ mën a def rapprochement bi ak moom daaneel ko yow loo bëgg ñu defal la ko kooku bañ loolu mu delloo ko njukkal démb waaye ni kooku ngor moo tax mu shahid mu daanu foofu noonu dañ ko rey pour dañ ko rey parce que bëggoon nañ am lu ñu takkale Ousmane Sonko ñu seetlu aussi ni Ousmane Sonko bi mu nekkee maire rek l'état du Sénégal commencé à attaquer rebelle fële Ziguinchor
ñoom comme ñu dépêché ministre bi ñu commencé wër ci plateau def ay éléments de langage naan non Ousmane Sonko dafa war a wax Ousmane Sonko dafa war a wax mais leen man Ousmane Sonko bu nekkee dafa war a wax ci rébellion bi lan moo tax bi armée di jóg di attaquer rébellion bi lan moo tax armée bi tàggu Ousmane Sonko pour dem attaquer rébellion bi dafa bëri ay mbir yu bëri yoo xamante ne day ñëw jóge ci ñoom yoo xamante ne boo ko jàngatee tuuti di nga xamante ne état dafa bëgg a teg Ousmane Sonko loxo mais loolu commencé wul foofu de dañ fay nekk parti boo xamante ne dañuy liggéey def benn jour benn levée de fonds askan bi yëpp du ñu seetaan 3 heures du matin le ministre bi yeewu de l' intérieur ministre de l' intérieur pondre benn communiqué ne day dissoudre Pastef ak leaderu Pastef dañ nekk ñoo xamante ne dañoo jaaxal nguur goo xamante ne xaalis la yore diplomatie yore budget yore renseignements généraux ñun nag ñu nekk ñoo xamante ne ay doomu Sénégal lañ suñu askan moo ñu jox jumtukaay suñu askan moo ñu jox xam-xam suñu askan moo téye suñu structure yi nekk ci base yi ñu liggéey ak ñoom jaaxaloo ñoom ñu yore ay milliards di ko manipuler di ko jox ay doomu aadama di leen gër ak leen jënd ñu jaaxaloo ñoom am argument am parole bu dëgër boo xamante ne dafa dëggu te fépp fu mu dem rek bu fekkee loo xamante ne du dëgg da koy nax saay moom moo wax ni jaa al xaq wa zaaqa al baatil innal baatila kaana zahuuqa moom moo ko wax léegi donc wax ji ci wàllu ay Adji Sarr yooyu sénégalais yi pour man amul noonu intérêt ñu ci wax waaye Ousmane Sonko bi nga xamante ne tey ñaari gën a toroxal président Macky Sall ci moom la jaar muy législative bi nga xamante ne kenn mus fee nekk président de la République au Sénégal ñu toroxal la yóbbu la ba def la minoritaire biir assemblée nationale musula am lu si président Macky Sall waaye aussi li fi amoon au mois de mars musul am Sénégal bi Sénégal des Sénégal ba léegi kooku moo taxawoon di wax démb kooku bu nekkee tey bokk ci membre fondateur plus grande coalition bi nga xamante ne moo jàkkaarloo ak Macky Sall liggéey ci intercoalition balaa loolu mu def parti boo xamante ne dafa am solo di liggéey dem ba def fusion ak parti yi gën a mag rawatina parti yu mel ni ñoom Cheikh Anta Diop ak ñi ko yoreel tey kooku bu jàkkaarloo ne président Macky Sall dafa bëgg daal ci man te fii ak fii la koy jaarale sénégalais yi gëm nañu ko ndax ak nit la koo xamante ne. mais France bi ñu si boole ak si dossier boobu loolay naka rek gëm suñu bëri ndax France am na jotu naan day jëlee avocat di ko jox Adji Sarr si dossier bi nga xam ne ñu bëri noo jàpp ne c'est un dossier boo xam te ni c'est une affaire privée. Diallo France États-Unis Turquie ku mu mun di nekk Maroc et cetera dëkk bu nekk say mbir ngay défendre say intérêt ngay défendre man dama tàmm di wax ni on n'a pas un raisonnement boo xamante ne dafa fixé wu ci France dëkk la comme yeneen dëkk yi ñu nekkee ay dëkk il se trouve que France dafa dugal loxoom trop ci mbiru Sénégal mais fàttali ngeen yéen ñëpp bi Turquie laalee suñu le fer de Falémé dañ jaaxaloo ñoom wax leen comme ni ñuy waxee ak France défendre suñuy intérêt réew biñ bëggee jël ay businessman sénégalais di leen méngaleeg ay entreprises marocaines yoo xamante ne dañuy bëggoon indi fii ay poulet ñu bëgg leen jox doole bu extraordinaire pour ñu concurrencer suñuy entreprise fii Sénégal dañ koo bañ wax ak ñoom bu ko américains yi defoon noonu lañ koy defee bu ko kenn defee noonu lañ koy def parce que suñu raisonnement comme ni mu ko waxee ak raisonnement bi nga xam ci président Ousmane Sonko relations extérieures la mais tey France ñu bëgg ko ñu bañ ko lu bëri biir Sénégal ñoom ñoo ko téye te ni ko téye demeewul noonu non seulement ñoom dañ see ànd ak ñoo xamante ne ay doomu Sénégal la ñoo xamante ne ñoo ànd ak ñoom ci yooyu mais aussi tey France li ko dal au niveau africain mais le cas du Sénégal à travers le leader Ousmane Sonko nekkul isolé wu. gis nga ko Mali gis nga ko yeneen ñu ne Ousmane Sonko fait peur à l'Occident loolu tamit est-ce que du ko gàllankoor yokk ay du ma ne ay ennemis mais yokk ñoo xam ne nii mën nañ ériger en obstacle ci kanamam. Ousmane Sonko. le fait que rek ngay poser question ne ñooñu war nañ mën a nekk obstacle kanam rek ça veut dire que implicitement xam nga ne ñooñu seen loxo mi ngi ci politique ak ci géopolitique africaine franchement c'est une réalité mais Ousmane Sonko soxlawul nekk président France soxlawul nekk président États-Unis président au Sénégal sénégalais yi la ko séqanteel képp koo xamante ne da nga siy def interférence képp koo xamante ne ingérence da nga ko siy def am na droit aatu la et c'est pas la première fois que Ousmane Sonko c'est la 3e fois muy wax France na génn suñuy affaire interne waaye aussi wax na ne lii muy def aussi di ko wax en direction de la France gouvernement français yi la koy wax mais waxu ko le peuple français man mii di wax France laa jàngee def naa fa 6 ans yoo xamante ne fa laa jàngee ñuy dimbali étudiants français yi donc amuñu problème ak France wax na ne am na ay staff yoo xamante ne léegi nii maa ngi gis suñu benn frère Aliou Sall récemment élu député nekk coordonnateur de France di mbëkkante ak ñoom staffu fàtte naa le député l'opposant français là fàtte naa turam naa la ko Jean-Luc Mélenchon seen staff seen député wu France Insoumise yi ak député yi nga xamante ne tout récemment leen Yewwi Askan Wi mbëkkante nañ photo yaa ngi noonu ñu publier Facebook pour wax ne ñun suñuy waxtaan ñu ngi koy déggante ak ñenn ñoo xamante ne ñu ngi en France ak États-Unis ak Allemagne mais aussi dans la sous-région mooy daje nañ waxtaan daal daje waxtaan parce que dafa am discours bi ñuy téye fii ñun
di ko wax ne France dafa war a génne ay loxoom sunu mbir noonu la amee ay français yu nekk biir France nekk ay français de souche. juddoo foofu am ay intérêt français taxaw naan France li tax ñun ñu am ay jafe-jafe mooy sa loxo ya nga jël di ko dugal ci loo xamante ne yow waroon la intéressé ci politique jàmbur la. may fàttali ne France boo xoolee seen budget xool seen administration xool seen liggéey France ëppale wuñ dara en réalité. c'est un pays extrêmement endetté France boo génne woon loxo ci yi nga xamante ne mu ngi am dans la sous-région fii en Afrique dëkk bu sonn lay nekk. Au sein de l'Union européenne nekkul benn yoon dëkk bi nga xamante ne exemple bu baax la nekkul benn yoon dëkk bi nga xamante ne ñooy tirer économie européenne ay Allemagne ak yeneen dëkk yi ñoo ko ëpp doole. téeméeri junni yoon. fu may jeexal rek Diallo mooy wax la ni dañ nekkoon jamono yu bëri yoo xamante ne ñun dañ doon liggéey dans une grosse mêlée. coalition intercoalition président Macky Sall li président Macky Sall heure bi ñu toll nii ñun dañ ne dañuy jublu 2024. am na diversion boo xamante ne. damay jeexal rek. am na diversion yoo xamante ne duñ ko nangu. parce que dëgg-dëgg am na ñu bëri ñoo xamante ne ñu ngi wax tey dëgg-dëgg boo doon méngale tey ak Ousmane Sonko ak yaakaar bi Sénégalais yi am ak ñun fa ñu jëm ak li ñu jotoon liggéey prouvé ko tamit dëgg-dëgg yella na tamit ñu jubluwaay boo xamante ne du ñu geesooti di waxante ak yenn façon yu nit yi. d'accord Thierno Diop si yow laay ñëw on parle de complot mais dañ si